lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila li tacaarafu googu mooy li tatacaayashu silmiyan ngeen dund ci jàmm. taaruf fu mu amee indimaaj dana am, indimaaj fu mu amee nag ixtikaak am na. ixtikaak bu amee dafa am yu mu laaj, am na ci ay njariñ, am na ci ay lor. beneen bi ginnaaw bi ñu xamee ni ak jaamu yàlla li ñu xam ni nécessité la, maanaam lu mënta ñàkk la ñu dund ci jàmm. bu loolu amul dañuy dund comme ay bàyyi ma. ñu dund ci jàmm dafa nekk une nécessité, mënta ñàkk, faaw ku nekk bàyyi ko xel. entité bi gën a ndaw nag fan ko njëkk a war a appliquer mooy ca néeg ba, ca kër ga, néegu sëy bi. waaw dañuy wax li gën a kawe, wax li la gën a sori, mais nañuy jigéel affaire yi ngir jàmm gën a am ci dundin wi ak nekkin wi. buñ jógee ca kër ga ñu dem ca pénc ma, ca dëkk ba nga nekk, ca gox ba nga ne, ca association bi, ci réew mi, ci àdduna bi wërngal kër. ginnaaw ñaar yii ci mabaadi yi, principe yi ñu ko war a dunde, ñu dem ci li ñu xalaat ñun ni loolu moo war a nekk waajibaat yi mu waatinin. ñun ñi nekk ay citoyen pour ñu dund gu am jàmm, faawu ñu bàyyi xel tomb yii di ñëw. bi jiitu mooy alxurriya. nit ku nekk dafa war a libre, liberté goo xamante ni dafay tënku ci xududul islaam. loolu ñu bàyyi ko xel, maanaam nit ñi buñ leen takkal ay luneti fas, fu ñu xoolul rek bu leen fa xool, lu ñu waxul bu leen ko déglu. loolu day jaxase de, te mën na nekk brèche boo xamante ni dana taali fitna. nit ñi bàyyi leen ñu libre, ku nekk am na loo xamante ni moom loola yëg na ci boppam, sentir na ko, dug mooy yàlla, te mën na cee am aw yiw, mën na cee yokk, bàyyi ko mu dem jariñu ci. waaye bu leen déglu diw, bu leen dem ci ñoom diw, bu leen waxtaan ak nàngam, yooyu day indi ay jafe-jafe. ñaareel bi al adl, nañuy maandu ci nit ñi, surtout koo jëflantewul da nga koy dégg rek. yow mosoo sax toog ak moom mën naa am, yow da nga koy dégg rek, yow lu la neex wax ci moom, mel ni kooku daal du dara, wala ñoom mbooloo mooma duñu dara. yooyu day taal fitna. loolu ñu bàyyi ko xel. ñetteel bi mooy at-tasaamuh, tolérance. yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la bind, loolu la dund. xoola ca sulhul Hudaybiya ba muy signelu Ali, ba mu koy liirloo, ba ko gaa yi ni ko ñun bu xamoon ni yow ab yonent nga duñ nekk fii di wax ak yow yi. mu ne Alioune effacé loolu, Alioune du ko effacé, mu tooyal baaraamam effacé ko. dafa toléré. kilifa da ngay nangu, dafa am yooyu nangu, du lépp ngay rejeté. da ngay nangu mbir moom moo tax nga nangu ko, waaye nanguwul ak mooy yàlla, nanguwul lu ñaaw. la mu nangu lépp lu baax la, lu rafet la ak jaamu yàlla. ñeenteel bi mooy al wafaau, fidélité. dañuy fidèle, maanaam réew mi lu bari lu ko yàq mooy trahison, waraate. maanaam yow say bët ki muy jàkkaar lool rek kooku nga amal pour jëflanteel. ki la sori, ku xol bi sori rek, ku bët yi sori xol bi fàtte na ko. loolu nañu ko bàyyi xel ci mbir yi. beneen bi mooy ñu nangoo toppe. nañu nangoo toppe. ñépp mënuñoo nekk lépp, ñépp duñ nekki kilifa. il faut kilifa day am ami surga, imam day am maamum am, baay day am doom am, ndijaay day am jarbaat am. mais bu fekkee ku nekk ci ñun da ngaa bëgg a nekk sa kilifa ak bopp, kenn du la orienté, kenn du la jubbanti, kenn du la ni déet, kenn du na li waaw, bu ko defee fa muy àggi mooy li dakaatire yi doon junju sànq. kon yooyu ñu bàyyi ko xel, tomb ñun loolu lañ doon am lu ñuy sof ci kàddu gi. incha allah ñu jox ci jotaay bi ñi bëgg a jël kàddu, njëkk dog xam naa tuuti moom moo ci des. waxtaan bi depuis bi ñu ko taxawalee bi bu ma bañul jum mooy ñeenteel bi yoon boo xam ne ni ñu ngi ci invité comité sénégalais des droits de l'homme ba yàlla dogalee président de la république dénk ma ko ma di ko doxal muy sàmm lépp luy àq ak yelleef doomu aadama ci réew mi. donc ñu ciy teew
mooy li nga xam ne moom la ñu sant comme mission bokk ak askan wi mais li ma gën a retenir rek waxtaan bi le professeur Djibi Diakhaté wax na ko ak docteur Lam mooy dafa mel ni waxtaan bi presque tey ci monde contemporain bi ñu nekk nii lépp dafa tënku ci doomu aadama nit te bu tënkoo ci doomu aadama gis nañ ne l'approche droits humains dafay ñëw parce que docteur Djibi Diakhaté dafa commencé citer déclaration boo xam ne ni tey booy wër ci àdduna bi presque constitution moderne yépp dañ ko jëmmal ci seen biir constitution mu cité ci article 1 bi nga xam ne xëy na dafa tënk lépp maanaam ñu wax ne tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité maanaam doomu aadama yépp a yem te defe naa ne loolu la docteur Lam wax loolu moo tënk waxtaan bi yépp kon mu mel ni problématique bi ñu posé tey mooy la cohabitation pacifique comme objectif stratégique pour un développement national suñ ko bëggee am faw ñuy sàmmonteeg àq ak yelleef doomu aadama donc man ci approche droits humains boobu ci lay gën a remercier di féliciter les conférenciers parce que vraiment daf ko génne ba mu leer te ñun daf ñuy gën a en fait daf ñuy gën a ñaax et puis di ñu gën a wax ne tey juumuñu bu fekkee ne que fépp fu ñu dem ci àdduna bi rek ñun dañuy mettre en avant ci politique yi ci waxtaan yi ñuy def yëpp ci stratégie yi ñuy tëral yëpp l'approche droits humains parce que tey àdduna bi dafa tënku ci ñu sàmm àq ak yelleef doomu aadama loolu mooy tax tey ñu dund ci jàmm ak salaam te moom lañ fi gis en résumé ci li fi génn yépp ci li nga xam ne wax nañ ko fi mais fii docteur Djibi Diakhaté daaneele la vérité dëgg mais au-delà de la vérité également parce que dëgg ba boo mu ne boo buggee wax dëgg faw ñu respecter àq ak yelleef doomu aadama man nii sama sañ-sañ man ba mu ko nangulee sama bopp ma nangul ko sama vis-à-vis également defe naa ne loolu mooy mën a tax ñu nekk ci jàmm mais également wax nañ fi intérêt personnel maanaam ci jëflante nit ak nit nga xool rek lii sa intérêt yow bu dee ak état yi aussi xool rek seen intérêt parce que dañ naan les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts mais bu ñu ko jëlee ci ni ko docteur Djibi Diakhaté waxee ci réewu tugal yi li jaaxal ñëpp tey mooy déclaration universelle des droits de l'homme boobu 1948 la te ñun dañuy ñaax tey suñu réew yi ñëpp di ci tënku am na lu mu wax ci wàllu racisme am na benn convention boo xam ne ni dafay xeex lépp luy discrimination raciale depuis 1969 également mbootaay xeet yi ñoom ñoo ko teg waaye lu tax léegi tey bu ñu demee ba ci jamono bii ñuy gis ne gannaaw loolu réew yi tugal yi teg tey gis nañ ne que xénophobie mu ngi am gis nañ ne que racisme mu ngi am mais gis nañ ne que également ñu ngi def stigmatisation parce que léegi wax nga ko fii et puis professeur docteur Lam wax na ko c'est pas normal parce que tout simplement dañu ne ibaadu nga wala da nga yor pantalon bu gàtt nga am say lijaasa ñëw war a déposer pour liggéey mais ñu la koy xañ ndax loolu defe naa ni jaaduwul te ñun loolu mooy suñu xeex moo tax am na ci luñ ci jotoon a xeex doon ko bind ñun ci suñuy rapport ak suñu jëflante nguur gi ba bu ma juumul am na lu ci jot a am firnde tey ci wàllu ENAM parce que ENAM am na tey benn section bu ñu fa ubbi pour permettre arabisants yi parce que ñun yooyu yëpp dañ koy jot ci suñu liggéey te suñu cër mooy ñu fexe ba ñu yemale doomu aadama yi yëpp bañ a xool kii ci biir religion la bokk kii ci biir sexe la bokk kii ci biir langue la bokk kii ci biir couleur la nekk te loolu la article 2 déclaration universelle des droits de l'homme bii wax kon defe naa ne li ñu fi tënk yëpp moo tax ñun daf ñu soxal ñu leen ciy sant bu baax di leen gërëm docteur vraiment di am mbégte bu baax am nañ ci jàngat bu rëy parce que approche islamique bi daf ñu gën a yee ci lu bari. ko ci fii ci tarixa fës na bu baax ci fan yu weesu joxoñ nit baaraam ne du bokk ci penc mi parce que lii la gëm nii lay jaamoo yàlla alors fës na bu baax ci penc mi ci fan yi te malheureusement amuñu cadre bu ñu ko waxtaanee ngir régler ko jàpp naa ne loolu lañu war a liggéey nan lañu amee cadre boo xam ne bii ci la ñuy waxtaane question yi fan yi rek ñoo ngi yëkkati fulaar ci ab jàng mu commencé ñu doon wax ne ñun Sénégal ci suñu diggante jëflante jullit yi ak chrétiens yi bâtir nañ ci modèle bu dëgër mais bi yëngu-yëngu bu ndaw amee sentir nañ ne modèle boobu dëgëraay boobu ñuy wax yeggul foofu wala lu ñu war a aar la même bu dëgëree lu ñu war a aar la beneen bi ñoo ngi jëm ci dialogue président bi modérateur ne na question arabisant ak kii question démb la question boobu moo gën a actuel ci Sénégal tey
question bi gën a actuelle ñun bi président wootee dialogue ne nañ ko ñaari question yu mag ñu war a dialogue ci réew mi mooy majorité bi nga xam ni pas majorité lim bu mag bi nga xam ne ay boroom xam-xam lañu ci réew mi ñu bedd leen loolu il faut ñu régler ko bu ñu ko réglewul ci sago dinañ ko régler te fekk teyuñ ko ñu ne ko question yi nga xam ne dafa war a dugg ci dialogue national bi na ci question wu ñi nga xam ne dañu jàng-njàngum diine te am fu ñu jaar ba seen njàng confirmé wu nañu ko boole ci li ñuy waxtaane beneen bi mooy diine ji nañ ko waxtaanee ban place lay am ci société bi lan lay jëriñ ci suñu développement lan lay jëriñ ci suñu stabilité mais du affaire boo xam ne bii dañu koy bàyyi noonu rek donc jàpp naa ne li ngeen waxtaane nii question bu am solo la mais dépassé bu ñu question yu mag yi mooy suñu réew question yii bu ñu ko réglé wul alors li yëngal feneen mën na ko yëngal de hein donc nañ ko jël ci façon ba mu war a ba mu mate te bu kenn xeeb kenn am na groupe yoo xam ne ñoo ngi leen di xeeb te am na ñu cëslaay de te ku leen bëgg a bedd ñu jël seen matuwaay parce que ci réew mi la ñu bokk ci diina ji la ñu bokk maa ngi jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ma ne cohabitation pacifique wala taayush silmi ci arab lu neex a layal la bu ñuy dellu ci texte l'islam yi kon problème bi du problème mu texte léegi mais sunu problème la en tant que nit. Malgré tout ça dinaa dellu ci quelques textes wala boog ci yenn référence ci référence de l'islam yi ku nekk ci ñun xam na ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee Madinat Munawwara dafa fekk ay nit yu wuute ci wàllu pas-pas mu ànd ak am mbooloo mu bari ñëw ñi jiitu ko fa ñi fekk ko fa ñi ñëw ak moom mu fexe ba ci situation boobu Médine am ak dal benn problème amu fa mu réglé ko ci anam gu yéeme ba société bi am harmonie waxuma sax cohabitation pacifique mais mu am harmonie ñépp intégré ci gan ñi parce que nit ñi ànd dund ci jàmm dafa am lu mu laaj xoolal Yonent bi sasam ñi mu àndal ñëw Madine ñooy ay gan ñu leen tuddee al muhaajiroon donte wala ñu tuddee leen ay xuraba ay doxandeem baat bu jara moytu foo ko dégg rek cohabitation pacifique amu fa doxandeem yi amatu fa te ñun Sénégal dañ koy utiliser loolu moo tax li frustré nit ñi ci société bi dafa bëri bu loolu amee rek cohabitation pacifique amatut kenn ku ne am na lunette yooyu sol di ko xoolee sa morom mais Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak mat gi ko yàlla may mu mat fexe na société boobu mu mooñ ko ba kenn ku ci nekk bi nga nekk ci société bi grade bi ñu la tappal tur bi ñu lay woowee du wane lu dul ku ngann nga ponkal nga ku am place ci société bi nga ñi tudd muhaajirun ñi tudd ansaar mu jeex ñu avancé mu des ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi Médine te bokkuñ ci islam duñu ay jullit mu amaat mat gu toll ni toog génne benn constitution sahifatul Madina al Munawwara teg ko kenn ku ci nekk gis ci boppam comme ni ñu koy waxee ci sunu langage kenn ku ne gis ci boppam bu ko defee société yu am équilibre ñépp dal kenn du gis ne dañ laa xeej dañ laa bodd ñépp xeej ji
maanaam ñépp bokk ba bi nit ñi demee ba ñi nga xam ne matuñu seen xel matuñ violé règle yi nekkoon ci constitution boobu le problème commencé am nit ñi commencé xat mu jur ñi génn Médine bàyyi fi seeni kër seeni alal dem parce que ñoom ñoo violé règle yi nga xam ne mooy tax cohabitation pacifique am maanaam loolu day fekk juste li ma fekk ci docteur wax ci waxtaanam muy dëggu ak maandu gi règle yi ñu tëral suñ ci jaaree ñun ñëpp cohabitation pacifique dafay am suñ ci jaaree ñun ñëpp day am suñ ko violé rek problème commencé am loolu mooy li xew Médine ba mu jur déséquilibre jur cohabitation pacifique amatul jur am ñoo xam ne par force génn nañ Médine tayib yaakaar naa loolu rek mën naa ko jël ci départ bi ci des mooy Seydina Umar radiallahu anhu bi yàlla defee jullit yi ubbi Baytul Maqdis Jérusalem pour ak dal am fa ak ñañ fa fekk bokkuñ diine dañoo d'accord ci benn pacte boo xam ne dañ koy signé beneen def lu mel ni li Yonent bi xam defoon Médine pour mu amuk dal moom la def léegi pacte boobu wasiqa boobu ba léegi histoire mu ngi ko garde jullit yaa ngi ko garde chrétien yaa ngi ko garde ñeneen ñi nga xam ne jàppoon nañ ne ñoom seen nekk fi du jur jàmm juif yi sax dañ leen rëddal fan lañ war a yem ndax ak jàmm am ak dal am stabilité am nit ñi dund gu amul problème xoolal dara gënul neex amirul muminin radiallahu anhu ñëw ñu jox ko caabi Jérusalem mu ubbi ko julli jot mu bëgg a julli labbi yi ne ko na nga julli ci église bi dara gënu koo neex waaye dara gënu neex tam réponse u Seydina Omar bu ma fi jullee bu subaa julli ni julli woon naa fi ñoom église bi xaaral ma julli ci biti kenn du ko nangu bu ëllëgee xoolal fi mu ne ñun julli di rek léeg-léeg ñu am jàkk ki koy jiite jaxate lay sant wala laam cooli ne kur muy règle yi nga xam ne moom la ñu war a respecté àndee ko kenn réglé kenn respecté wu ko ñépp dañoo décider pour violer ko dinaa ñëwaat ci loolu bëgguma xóotu ci misaal mi l'islam bi yàlla defee mu dominer ci monde bi di gouverner fu mu mos a nekk dafa am lu ñu tuddee ahkaamu ahli zimma maanaam ñi nga xam ne ñu ngi ci société bi te duñu jullit dañ leen di jël en compte minorité bi xam nga problème mu minorité problème la ci société boo dem minorité problème la mais loolu amul problème ci l'islam dañ koy teer a régler minorité bi di ko jàngal nit ñi téere fiq boo dem am na ahkaamu ahli zimma minorité non musulman bi fi nekk lan mooy seeni àq Seydina Omar di dox te se genn góor goo xam ne ab yahud la màgget di yalwaan yow góor gi looy yalwaan mag bu toll ni yow yéen a lekk sama ndaw ba mu jeex ma daan joxe fay impôt léegi amatuma lu moo dunde daa jàllat bi ko rek wax ne nañu dem xool kii mooy kan fu mu dëkk lan la soxla pour dund trésor public yoreel ko salaire am ba mu faatu mu jeex kon nga gis ne affaire bi ci sommet bi wala la war a commencer wàcc si pour déséquilibre bañ a am malheureusement suñu société yi ñuy dund fi mu ne tey stigmatisation bu métti moo fi am dañ ko wax ci dund ci misaal da nga tànn ak ibaadu da ngay cëkkal dañ lay commencer indexé da nga tànn muuru di ko def bureau boo dugg docteur wax leen ci di ut liggéey duñ la jox liggéey parce que da ngay muuru képp parce que da ngaa teg morceau sa bopp bi ab morceau morceau bi nga teg lan lay signifier da ngay màtte signifiewul dara noonu ni nga tegee morceau la am ku mini jupe ci côté bi ñu bàyyi ko mini jupe
nañ la bàyyi ak sa morso bi nga teg sa bopp bi. malheureusement Europe mi ñu doon tagg ak Amérique ci seeni loi ak ni ñu gëmee doomu aadama léegi commencé na dañ fi mu ne koo woo walla ku la woo ne ci biti mu ngi jàmbat racisme gi nekk ci tubaab bi tey waaw am na ñoo xam ne nag conjoncture bi crise financière bi moo indi seen xol yi commencé naqari ñu jàpp ne étranger yi ñoo lekk li ñu waroon a lekk loolu beneen problème la mais ñun dañ doon ndamoo ñoom seeni loi yu baax seen respecté nit seen fonk ak doomu aadama ñun ñu jàng arab duñ ñu xajal mukk parce que ab arabisant égal con il ne comprend pas xamul dara xamul ci doxal àdduna bi dara la xamul waaw nay docteur ne dëkk Saalum sant Dramé seen yoon nekku ci bu bëggoon a postuler pour nekk te directeur université ñu ne ab arabisant la suñu benn xarit dafa bëggoon nekk principal benn CM déposé xam nga lu ñu rejeté dossier bi arabisant foofu jàmm mën na fa am. moo dul dëgg c'est-à-dire àttewuñ ci dëgg. àttewuñ ci dëgg ay norme la ay règle yu ne ci société bi war a régir société bi yépp ñépp yem ci ñu dox suñuy soxla mu jeex waaw ñu dox suñuy soxla mu jeex ndeysaan sa Ahmad Dame Ndiaye xam ngeen ko benn bés wan na ma lettre boo xam ne loolu gàccee la sax ministre de l'éducation nationale bi muy dem jàngi danga daan signé yaag sa parent ni pendant ni après en tant que arabophone bu génn Sénégal di jàng état sa yoon nekku ci yow ci biir bi ngay jàng du bi nga ñibbisee sa yoon nekku ci moom parce que yaa tànn jàng arab voilà subiral conséquences yi ni pendant ni après papier bu ngay signé ci ministère demal boo dee baax na boo ñibbisee boo dundee baax na boo dundul nga nekk charlatan ubbil benn pugus fee di nit ñi ñëw nga leen di sëriñ tul loolu nga yeeyoo wasalaam loolu mooy cohabitation pacifique te minimum ñoom imaam yi ku judd ñoo lay tudd xanaa ku dee ñu jullee ci diggante bi soxla boo am ñëw ne imaam boo amee saraxu sondeel jox leen wax naa ajjuma bi passé benn waay ma ne bu ñu la diggalatee sarax mooy boo saraxee sondeel sa affaire day baax day leer comme ni sondeel bi leeree léegi soppi ko lampe néon wala lampe yaxanal moo gën a leer tayib kon dama doon joxe rek ay exemple wane ne problème bu du ci texte yi du ci l'islam yi niñ ko dundee damay wax nag en tant que société boo xam ne 95% musulman waaye ci ñun la en tant que nit beneen mooy l'islam naka jekk dafa bëgg nit ki ci boppam libre nit dafa bëgg l'islam dafa bëgg nit ki libre ki nekk ci société bi daa am choix loolu moo tax nga gis l'islam am ay ngër loolu mooy jur cohabitation pacifique bi nit ki li mu xalaat li mu gëm li mu nangu moom la engagé nañ ko bàyyee gis imam Malik ne fii imam Shafi'i jàng ci moom jàngal Ahmad kenn ku ne am sa ngiru bopp ku ne am say taalibe bopp ñu séddoo tey àdduna bi réew mu ne am foo branche jurul dara loolu mooy wane ne nit ñi pour cohabitation maanaam bu ñu wax cohabitation mooy nit ñi duñu copie conforme loolu laa bëgg a wax il faut nit ki nekk copie conforme ci man pour ma mën a ànd ak moom sinon duñu ànd mooy bëgg cohabitation pacifique am da ngay nangu yow nga nekk benn copie bu uteeg bosam ba pare ngeen mën fee nekk yéen ñaar ñépp copie bu ci nekk valable moo tax l'islam ba mu juddoo ba léegi wala boog lu sori ci histoire ay ngir moo fi am ci ay école ci fiqh ñu naan li nga zahib am ay firax ci l'islam
boo demee ci wàllu aqida kii di ashari yi kii di mu'tazili yi kii di kullaabi yi kenn ku ci nekk am tur am sant nga wàcc ci suuf ci mbiru tarixa mu am junneeg téeméer fukk ak benn tarixa kii di murit kii di tijaan kii di xaadir kii di laayeen man ibaadu bi ma ne bokkuma ci fenn jàpp ma ci benn tarixa librement dox samay soxla ñun ñépp ñu tasewaat ci alxuraan bi tasewaat ci sunna yonent bi salaa salaam mu des lan li may faral di wax léeg-léeg nit ñi ma ne yàlla war nañoo jàng ñun ñëpp ci moom am na koo xam ne daf fee nekk sax moom ne yàlla yow yaa ma bind mu ne waaw mu gëwuma ne existé nga je n'existe pas wasalaam yàlla ne ko amul problème bàyyi naa ne fi nga ne fi kii ñëw ne man jullit laa yàlla ne ko garawul nekk fi kii ñëw ne chrétien laa mu ba ko fi kii ñëw ne juif laa mu ba ko fi ci biir njullite gi kii tànn lii kii tànn lii kii tànn lii moom ñu bàyyi ñu fi loolu lu muy firi mooy ànd leen dund fi ci jàmm rek ba fekk si ma ku jàpp ne yow yaa fi war a ne sa morom dañ ko war a éliminer léegi yow yaa bëgg indi déséquilibre yàlla nee nañu na ngeen fi dund ci jàmm rek yéen ñépp bu ngeen ñëwee ma réglé boo bëggee réglé dossier yi passé woon sax mu ne bu laal tilka ummatun xat xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kaanu yaamaluun jeex na sa yoon ci seen dossier bàyyi ko réglé sa bos waaw comme ni ko yonent sa alxuraan waxee man wala yéen aw iyaakum la ala hudan aw fi dalalin mubin am na ci ku réer daal mais loolu du problème ki réer la tànn mooy subir conséquences yi ëllëg du ñu dem yowmal xiyaam yàlla jël dossier kenn wa kulluhum ati yowmal xiyaamati fardan du jël dossier kenn ne diw am nga régler ma ñoom ñi kenn ku ne mooy régler ak yow kon li mu bëgg moom te loolu mooy li am mooy réalité bi bu ñu neexee bu ñu naqare réalité mooy dañ fee nekk wute te alxuraan àdduna ci ndeysaan tudd wute gi il faut ñu nangu réalité cohabitation pacifique mooy ñu nangu réalité yi mooy li fi ne nga xam ne kenn mënu koo violer nañ ko nangu suñ ko nangoo pare nag ñu seet nu ñu doxaleeg moom ba du gêner kenn ku ne yem fi nga war a yem def li nga war a def ñu jox la say àq duñ xañ kenn àqam ngir lii duñ xañ kenn àqam ngir lële kenn ku ne da nga am àq ci moo tax lislaam bi mu ñëwee dafa garantil ñépp comme ni ñu koy waxee juróomi mbir yi ñu tuddee alkuliyatul xams wala addaruyatul xams kenn ku ne lañ ko garantil kenn ku ne dañ laa garantil liberté de culte wala religion nga am droit tànn diine ji nga bëgg pas-pas bi nga bëgg nga tànn ko waaw lan moo ci des su ngeen bëggee ngeen toog ngeen discuter waxtaan weccoo xalaat ba mu ne la li nga gis de gis ma ko woon fekk si naa la bu jeex avancé xool yonent bi saa sam ak waa jooju noonu gisoon jullit yi ñu attaqué ko mu ne jullit la gëmuñu ko bi ñu ñëwee ci moom alxuraan daa wàcc ci àddu ci kazalika kuntum min qabl fa manna allahu aleykum jeex na am na loo xam ne sax ci sa dund yow boo ko xoolee mën ngaa gën a yaatu dënn mën ngaa gën a jéggal nit ñi mën nga gën a am harmonie ak ñoom ndax fii nii jaaroon nga fi waa ji jàppal ne foofu la toll tey rek ñu avancé moom moo toll fii insha allahu taala dina ko romb kon l'islam ba mu juddoo ba léegi ci beneen terme diversité adduna bi diversité lay doxee couleur yi dafa am diversité langue yi am diversité xeet yi wute nit ñi seen bopp wute waaye yàlla ne loolu yépp maa ko def mu nekk kon xikma bu dee fële bu wax inna akramakum indallahi atqaakum bu dee fee wax min ayaati yi samay kéemtaan la man yàlla waaw sunu benn xarit moom yaakaar na Hongrie la juddoo fa la dëkk mais actuellement mu ngi diggante Gambie Sénégal di dugg ko génn takk na fi jabar léegi moom ñëpp yem li mu gënoon a bañ jamono yu ñu koy xam mooy nga gis tubaab ne ko Abdul Malik sa mbokk maa nga ne wax ne lu tax nga wax sama mbokk yow doo sama mbokk
lu tax doo gis xar bu ñuul nga ne xar bu ñuul mooy mbokkam xar bu weex du xar la rek nit la loolu la lay wax loolu déggin wu am solo la wu sori boo xam ne ñun ñëpp moom lañu war a déggee boo ko defee doo sonn doo am problème li ma bëgg a wax foofu mooy maanaam li ñu tuddee cohabitation pacifique ñaar moo mën a am nga nangu dund ko am jàmm dundoo ko yow kenn nga nekk saw xat ci àdduna bi par force ñu ko dund ñu ne am jàmm féex ku ko dundul xat loolu rek moo mën a ne amul ñetti choix ñaar la xat wala nga fermé wu nit ki bu mënul kenn ku ne xam na ne yow kenn mënoo dund yow kenn waaw nit ñi nga mën a àndal dund boo soxlaa dara da ngay dem ci boutique ba jënd boo bëggee dem fenn da ngay wut oto bu la yóbbu kon boo ko jéemee bañ sax du la arrangé yow ci sa bopp kon nangu ko tabadulul manaafi rek maanaam weccoo la weccoo bu kii demee jàngale ji kii dem commerce ji kii dem nekk plombier kii nekk leneen kenn ku ci nekk service sa morom ñu avancé waaw kenn ku ne service sa morom ñu avancé loolu rek moo mën a am ndax noonu la yàlla moo ñëwee doomu aadama noonu la nit ñi mën a dundee boo ñëwee ci suñu société yi boo génnee taarix yi ay association yu bari ñoo fi nekk kii xarakatu Faral la bokk kii moo jiite Risil Waxda waajee moo jiite Jamaatu Ba Rahman kii moo jiite leneen ku ci yaakaar ne yaa yor vérité absolue da ngay nax sa bopp rehab gi ñoo organisé tey woote ñun ñëpp a ngi ni docteur Elimane Ndiaye nga ni docteur Makhtar Kébé nga ni délégation Cheikh Ousmane Galadio Ka nga ni Jamaatu Ba Rahman a ngi ne toog rehab lañu wuyu si tey dama bëgg a wax ne naka la ñuy dundee cohabitation pacifique bi loolu laa bëgg a jeexale ni ñu koy dundee mooy li xew fii tey bu rehab wootee murid yi ñëw tijaan yi ñëw tarixe yi ñëw association yi ñëw ñu fekkeelee ko mu jeex ñu dem bu subaa falaa woote ñu dem bu gën a subaa Jamaatu Rahmaan woote ñu dem bu beneen ñoo ne dégg nga waa IFAN woote ñu dem beneen yoon waa Rabita woote ñu nga ne ci biir ñu dem beneen yoon docteur Jibi Jaxate woote ñu dem léeg-léeg booy wax cohabitation pacifique nit ñi dañuy jàpp ne mooy yow na nga génn say principe ba set ci mosul nekk loolu kenn ku ne say principe yi nga gëm jàpp ci moom nga jàpp mu des nag kenn ku ne indi say principe teg sunu mbokk docteur Moussa Fall nekk ko fi mën naa ko tudd dafa mës a dem ci université Ramadan bi bu Moustarchidine di def communication bi mu paree am ku ne xaaral bu ñëw tàkkale sunu conférencier bi ne ko sunu sëriñ li ngay wax alif lam mim alif lam ra yooyu moom xam na lu muy firi yéen bu ngeen ko xamul sëñ Moustapha xam na ko bi mu paree Moussa ne ko waaw bu ko sëñ Moustapha xamee na ñëw teg ko ci taabal yi wax ñu lan la ñu discuter ko bu yàq ñu avancé du noonu nan la war a tëddee loolu mooy cohabitation pacifique li nga yore ñëwal teg ko ci taabal ji nañu lii la ñu xam ne loolu la suñ ci d'accord ak yow ne la d'accord nañ ci suñ ci d'accord wut ne la d'accorduñ ci du tere nga nekk ka nga nekkoon ñu nekk ci ñu nekkoon su fekkee nokk na loo xam ne d'accord nañ ci ñu yokk su fekkee indi nañu argument yoo xam ne gis nga ne yow kat yaa faussé woon opération bi nga ne gars yi man maa juumoon kat après ñu continuer dem dox suñu soxla kon àdduna bi noonu la war a tëddee suñ ko tëralee noonu am jàmm suñ ko tëralee woon noonu am jàmm ma jeexalee ci maa ngi woon ci naka la ñu koy dundee maa ngi doon wax fekkee lante bi dem lante bi ak kenn ku ne li nga am nga teg ko ci table yi ne lii mooy sama participation mën naa jëriñ ñeneen ñi ci des su amee njëriñ ñu jël ko su amul njëriñ ñu ne la bii kat dafa kii de nga dindi ko après ñu continuer bu keneen yoonee beneen keneen teg beneen ñu xam ne bii baaxut ñu dindi ko gis nga penc mi soo fi nekkee doo ragal li nga yore jàpp ne baax na indi ko teg su baaxee yàgg ñëpp ngeen yem ci su bonee ñu delloo la ko kullun yuxasu min qawlihi wa yurad bu subaa ki indi woon ñu nangu ko bu gën a subaa mën naa indi ñu ne ko sawaay bii moom baax yow mi indi woon ñu bañal la bu subaa mën ngaa indi benn ñu ne la bii moom tey macha allah baax na
et le problème kon complémentarité la laa bëgg a wax waaw kenn ku ne li nga yor mu baax dafa am njëriñ nit ñi dañ koo soxla indi ko ñu bokk li nga yor te ay njuumte la indi ko teg ñu wan ne la njuumte la nga ni li kat man ndekk bu ma ci kon ni woon du baax ci man dal di koy dindi ñu avancé kon kenn ku ne ci ñun ku ne am nga lu am njëriñ ku ne te li am njëriñ nga am nit ñi soxla nañ ko soo ko dencee duñ ci jot du baax danga ko war a indi teg ko alors bi ci des mooy nga nangu wuute bi te naw bàyyil ma bañ ko tuddee wuute naa ko tuddee diversité nga nangu diversité bi nangu diversité mooy tax keneen ki nga wuteel nga reconnaître ne mu ngi fi reconnaître existence am waa ji am na mu ngi fi d'abord mais boo ko exclure totalement mu exclure la bu ko defee déséquilibre comment jëm cohabitation pacifique du am mais da ngay nangu am na lu am solo te lay jeexale mooy gis nga wute yi ñu wute nañu ko def lu positif nañ ko traduire mu nekk lu positif au lieu ñu def ko lu négatif dañ koy positivité waaw loolu nag dafa laaj ab liggéey ci kenn ku ne ci ñun am na lu ma ci juñu sànq mooy nga nangu ne yorewu vérité absolue comme keneen kiit nangu ne yoru ko waaye da ngeen di mottaliwante nag fu amee lépp lu positif la amul dara lu négatif kon minute yi may joxoon fa mel ni jeex na tàkk ñu ngi jégguluwaat ci waxi na Abdoulaye Lam moom dafa féex wax day wax li mu bëgg a wax ak ni mu ko bëgg a waxee rek bu jeex wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp ci turu Cheikh Ahmad Badawi teel nañ ko yëgal mu bëggoon a ñëw lool waaye Touba ak fii xaw a sori ba nag mu am ay contraintes yu tax mënul ñëw ñu teew fi ci turam muy rafetlu jataay bi ak ñi ñu dajale ak thème bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane thème bi ñuy waxtaane nag xëy na jaar nañ ko fu ne ci ay texte référé wu ci fi mat a delluwaat muy sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam loola ay texte la waaye bu ñu ñëwee ci waaqi bi nag junj nañ ci lu bari ci mbokk yi waaye man dama koy tënk ci ne taayush as-silmi yi suñ ko bëggee def bu ñu xoolee li tax mu jafe ak jafe-jafe yi ci nekk sallallahu alayhi wa sallam ishaara woon na ko ba noppi nee na woon ñaara ngi suñu baaxee xeet yu baax al umaraau wal fuqahaau kon luñ bëgg mu jub ñoom ñoo koy jubal ci kàttanu yàlla buñ seetee nag li tax nit ñi seen ànd jafe te dafa mel ni dafay gën a jëm kanam jafe-jafe boobu état am na ci wàll boroom xam-xam yi am ci wàll keneen amu ci wàll ndax ñoom ñooy responsable ci ñeneen ñi ci des ñépp état nag ñàkk ànduk nit ñi dafa mel ni moo xam da ko arrangé wala da cee lott mu bàyyi ko noonu mais rôle bi mu ci war a jouer pour nit ñi nekk benn defu ko bii ak ba ca jiitu yépp nag bu ñu nee état rek mooy Sénégal ci boppam ne ko tàmbalee jiite ba bis ni tey jamono bu ne xottiku bi day xaw a gën a yaatu da leen a të wala nag ñoom da leen a neex ñaar yooyu mënuma koo àtte beneen bi ci des mooy boroom xam-xam yi bari na nit ñoo xam ne nii feruñu ijji waaye amuñu benn ayib dara mënu leen a tey ànd ak seeni moroom lu dul boroom xam-xam yi mënta digérer mënta supporter seeni moroom feebaru parparloo bi ne ci ñoom ak ma ñàkk mën a supporter kan dañ ko wàcce ba ci ñi ci suuf nga xam ne xamuñ dara ñoo leen di parparlool jël yëf yi nag yore ko waaye boroom xam-xam yi bu fekkee kenn ku nekk dangay xool rek na ku ne tàmbalee ci boppam nun ñëpp ku ne na xool boppam moom ni muy xoole ñeneen ñi ci des ban yëg-yëg la am ci ñoom ndax yëg-yëg boobu mooy bi jaadu fi lim leen yéene lim bëgg ci ñoom ak ni mu leen di gisee ban bët la leen di xool bu ko xoolee moom ci boppam mën na juger boppam
ñi ci suuf nag li tax ma ne amuñu problème bu fekkente ne ci làkk yi la yi fi nekk aw làkk ay xeet buñ ne làkk mooy xam nañ ko pël yeeg naar yeeg séeréer yeeg nangam foofu problème amatu fi daaniki barrière yi bàjj nañ ko ñëpp ñi ngi dencante ñi ngi jaxasoo kër goo dem daaniki da nga gis kenn ku dajji barrière bi takk koo xam ne miinuñ ko woon ci wàllu jëflante côté boobu amatuñ fi dara problème jëmmi làkk wi itam kii pël la kii nàngam la moo tax mënuñoo ànd mënuñoo demlente presque mën nga ne loolu amut problème bi posé dëgg-dëgg mooy problème mu diine kii groupe bee la bokk ab suufiyanke la groupe bee la bokk ibaadu lañ koy wooye groupe bee la bokk salafi lañ koy wooye groupe bee la bokk amul sëriñ ñooñu ci seen bopp nag nit ñi xàmmeewuñ ko waaye ñi nga xam ne ñoo xam dafa mel ni ñoo jëlul seen responsabilité ci bëgg a defar ak wàcce seen bopp te sallallahu alayhi wa sallam wala suñ borom subhanahu wa taala jàngal nañu ko nim ñu ko jàngale mooy lan nun jullit ku ci wedd woon Seydina Isa ni yàlla yónni wu ko nekkatoo jullit ku ci wedd woon beneen yonent nekkatoo jullit mais ndax bi nga reconnaître ne yàllaa ko yónni dangaa dem ci sharia am bàyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ki ne diw mooy sama sëriñ ci moom lay référé wu li may référé wu ci moom mooy lan mooy lim jàngale ak li nga xam ne nii moom noonu la jàngalee lu may wax ci moom laay dellu parce que fa mu ko jëlee doy na ma mais bu reconnaître ñi ci des ndax dafa tax nga bàyyi li nga nekk dem jël seen enseignement jël ko ñoom ay professeur rek lañ seen méthode mën naa wuute mais bu fekkente ne méthode yoonu sallallahu alayhi wa sallam la ñuy jàngale méthode yi lu mu wuute wuute duñ wàcc yoon kon dafa mel ni boroom xam-xam yi li ci ëpp ci ñoom la delluwaat yeneen ci des nag état bi doog cee jël wàllam asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabi man wala asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu xam naa ngeen jéggal ma parce que maa ngi war ni depuis 4 heures mais suñ concours boobu ñu nekkoon ak xale yi ci grand théâtre ci institut islamique lañ nekkoon jóge ci amoon audience ak ministre moo tax léegi bi tim si jot la ñuy ak maag Oustaz Adama Seck mi secrétaire général fédération waaye tam fekki wuñ ko waaye xam nañ maanaam li mu wund ak lu tax ñu def ko mooy ni ñuy def ba maanaam nit ñi di dund ci jàmm maanaam di dund ci déggoo dañuy def temps film yi loolu mën a am loolu nag li koy mën a joxe mooy maanute ak équité am maanaam kenn ku nekk la nga xam ne mooy sa àq ci réew mi ndax ci réew mi kenn ku nekk ci am wax ñoo ko bokk que ça soit nga nekk jullit wala nga nekk lenn mais kenn ku nekk ab sénégalais nga li ma ne di jàmm nag mooy kenn ku ne jox la sa àq waaye su fekkente ne ba dafa am benn France boo xam ne maanaam ñoom lañ leen war a defal def nañ ko ba def ci sax lu ëpp am ñoo xam ne defaluñ leen dara loolu am na foo xam ne bu fa jëmee it fa mu jëm du baax te xam ngeen ni Sénégal ak ñaari catégorie nit ñoom am na ñoo xam ne par exemple ñi nga xam ne dañooy jàng arab jàng alxuraan yu demee noonu jàpp nañ ne daanaka duñu citoyen yu complet daal nit moyen citoyen lañu loolu dañu leen jàppee parce que comme ni ko Amadou Samb waxee léegi maanaam yow nga jàng ba di diplôme bi yëpp nga am ko parce que da nga ko def ci beneen langue bu dul français rek wala anglais waroo am loolu wax dëgg yàlla day indi kii bi ci def nag mooy ci ko sëñ Xaadim mi waxe dafa am loo xam dama ne war nañ koo xoolaat parce que boo xoolee Sénégal li fi nekk kenn ñi mu ko wax sax ndax boo ko waxee rek am ñu ne diw ngay wax waaye boo ko seetee ci association islamique bi nga xam ñoom laa sañoo waxal ñaata association islamique ñoo fi nekk est-ce que mutuñu 1000 te ñëpp kenn ku nekk nee nga maag sama morom noo bokk lu ñuy def waaw lu tax d'accord sax kenn ko mën nga am sa programme bopp mais benn coordination boo xam ne ñoom ñëpp ñoo koy bokk nga xam bu ñu yëkkatee dañu yëkkatee ndoo di tëralandoo mais loolu dafa jafe parce que léeg-léeg lii nekk ci biir mënees su ko wax am na ñoo xam ne maanaam mbooloo mu nekk bu ñu jiituwul rek moom duñ ca nangoo def donc yaakaar naa ne li ëpp solo mooy ñun association islamique yëpp ñu seet nan la ñuy fexe ba créer benn cadre de concertation boobu ñëpp ciy nekk waxum benn groupe ñëpp ay bokk loolu li ñuy def ñun ñëpp ñu taxaw défendre ko yaakaar naa ne il faut sérieux ko ànd ci ñun waaye nag dañ ne bay ci sa weewu tànk waaye Sénégal day bari yoo xam ne doo ko mën a wax ndax boo ko waxee ñu ne da ngay wax da ngay tari da ngay léebu diw wala diw daa nga mën a ba kenn ko da ngay moytu état bi ci boppam itam nag état moom du fekk kenn fa mu tëdd mu ne ko kaay lii sa droit ma jox la ko état moom da ngay imposé wu ñu jox la sa droit donc am na loo xam ne arabisants yi jóge bitim réew nga xam tey daanaka mën na ñoom ñëpp mën nañoo yor réew mi mais daanaka
poste bu clé boo mën a xam boo ci buñ ne boo xam poste de responsabilité néew mu amut waaye bëriwul dafa war a am yaakaar naa ñun ñëpp bu ñu àndoon association yi ñu génne ci réew arab ñëpp nekk benn tànk def benn demande défendre ko yaakaar naa lu bari daanu ko am. dama teel a nekk papa rek a'uuzu billahi samii'il aliim mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. waaw man de damay wax ni ñu baal ma nag Sénégal moom 80 et quelques % ay naafeq li ngeen baal ma nifaaq moo tax ba lu bari ñu koy def di ci gëmmu léegi agression dañ koo may minorité Sénégal ñu koy def majorité bi. man benn bis sama doom bu am 4 ans yu teg tuuti damay sangu dégg ko mu ubbi buntu kër gi ma ñëw fekk ma ubbil ko ñeenti nit ay témoins de Jéhovah ñu may agressé sama biir kër bëgg ma génnee sama diine dama leen romb rek dem tëj buntu bi jël caabi def sama poche toog di leen xool 9h ba 11h ubbi lu ma leen buntu bi man leen woo leen police ni leen maa leen tëj sama kër wala boog man ma woo police ni da ngeen ma agressé sama biir kër bañ demee ba jaaxle laa leen doog a ubbi waaye dañu génn rek jubal tali ba dugatuñ beneen kër man boo tax bu ñu nee dialogue islamo-chrétien yi Sénégal dama naan amul logique pour lan parce que ñoom ñooy minorité mais ñoom ñoo ñu sonal li ñu sonalee xam nañ ko mais duñ ko nangoo wax loolu mooy nifaaq bi may wax feet yi am ci Sénégal par feetu at bi ñaata la ci jullit yi am beneen bi njariñ li Sénégal di jullit yi indi Sénégal ñaata la % ak ñoom ñaata la ñuy indi mais lépp lu ñu fiy séddale ci réew mi daanaka dañ koy séddale ñu tolloo ba ci cimetière yi ñu doon joxe fële ci Géejawaay li ñu fa jox hectares yi ñu jox jullit yi ak yi ñu jox ne du pourcentage bi lañu xooluñu ko man bi may doog a ñibbi si jóge ci réew arab yi dama ñëw di wut liggéey man journaliste mu laa def de formation ma dem ministre de communication fekk fa booba temps Decroix moo fa ne mu ne waaw man de am naa département presse soxla na arabisant boo xam ne lii la jàng ndax ñi fi nekk ay mag lañ te jànguñu ko ay langue lañ jàng ak yooyu waaye da ngay dem ci Yorodé bu ñu la jëlee fonction publique ñu andi la fi ma dem fexe ba gis ministre bi Yorodé mu ni ma non daf lay nax rek bu la bëggoon jël da lay jël ba pare indi sa dossier fii waaye yow li gën a gaaw ci yow mooy nga dem ci Madior Diouf boobu moo yor éducation nationale parce que yéen arabisants yi foofu mooy seen place li ñu doon wax léegi maanaam dem jàngale kay rek lañ lay jàngal te man journalisme laa def ma dem foofu Yorodé ni ma ñoom ñaar ñëpp dañu lay nax kenn ku ne ci ñoom mënoon na la jël te loolu laa gëm ba ma ko koy wax ma ne ko wallaahi kon yàlla na Sénégal mel na Palestine ñu yem ci booba capable woon naa ku ma jox bomb ma posé ko fu ministre yu bon yooyu di jaar non ñooñu laa wax ñooñu gëmoon naa ni ñii waruñu dundati loolu mooy yàq réew parce que man maa ngi jàngi damay jàngi aw ma bourse ma jàng ba jeexal sama njàng ñibbisi ñëw ñu ne ma sérieux waroo fi liggéey damay ne sama kër papa nag man ku ko tëj ci man ma dajji fenêtre ba dugg loolu mooy violence yi ñuy wax bu dee loolu mooy violence kon man nangu naa ku violent la kuñ tëjal sa buntu kër bàyyi ñi ko tëj nga bokk ak ñoom kër gi dajjil fenêtre ba nga dugg Sénégal nag buñ ci waxul mooy maandu te am foofu la jëm xëy na gars yi nee nañ muñ waaye man de sama muñ jeex. bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ñuy am kontaan te vraiment bokk si jotaay bu mel nii ci mawdoo bi ñu doon waxtaan rek xanaa sànni si ñaari kàddu bi si njëkk mooy dañuy référé wu ci li docteur Diakhaté doon wax muy waxu Kant bi muy wax ne ku nekk na nga xool sa bopp ndax bu nit ñëpp defee woon nii mu baax mais loolu ñun jullit beesul ci ñun xëy na philosophe tubaab bi day bees ci ñoom mais yonent bi bu muy wax laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi loolu 1400 ans la maanaam balaa ngay gëm yàlla da ngay bëggal sa mbokk li nga bëggal sa bopp aussi yow jullit bi ñun war nañoo xam ne diversité par force lay am walaw shaa rabbuka la jaala annaasa ummatan wahida wala yazaaluuna muxtalifin yàlla moo ko buggee noonu donc lii tax ñu mën a àndandoo bi li mu waxoon sànq muy dëggu mooy dëgg moo ko war a lal mais nit nga xam sa bopp gëm sa bopp avant tout jullit bi xamal ne man jullit la bul jéem a bàyyi sa identité bu ku nekk xamee identité am ba pare gëm li nga nekk day tax nga mën a respecteel ki ci des li mu nekk pour respect am ndaxte ki respecté wul li nga doon doo respecteel keneen li mu doon problème yépp si ñu mel noonu lay génne donc daal li may gën a ñaaxaat mooy presque
li docteur Ilimane doon wax ak mbokk yëpp wax ko fi nañu xamaat suñu bopp xam fu ñuy taxawee xam ne suñu diine moo ñu xamal ne ñun ak ñeneen ñee fi war a nekk kon bu boobaa rek ànd bi dafay yomb te incha allah ñeneen ñi tamit respecteel ñu loolu ndaxte bul nangoo nekk ki nga xamante ne bii toujours rek yaay jox nit ñi seen gëdd te yow duñ la jox kon bu yàggee li nga leen di jox dootuñu xam valeur am kon may gàttal foofu comme waxtu bi dañu xooj salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di wàccee seen wàccuwaay di ñaan yàlla subhanahu wa taala fekke nañu kooru ren yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ko ay at yu baree bari kontaan nañu ci ñépp ñi fi teew saal bi daa fees dell ak ay kilifa saal bi ku fi toog rekk mbooloo mi nekk sa ginnaaw xëjuñu ci saal bi fii bon loolu sant yàlla la ci turu association Ar-Rihab pour le développement humain ñu ngi leen di naan marhaban wa ahlan wa sahlan tibtum wa taaba mamshaakum wa tabawatum min aljannati manzila mbokk yi association Ar-Rihab ay ndaw ñoo ko sos ñu gëm seen réew ñu gëm seen diina ñu gëm seeni valeur gëm ne dañoo war a participer ci sunu diina ci lépp lu koy jëmal ci kanam waaye dañoo war a participer ci tabax suñu réew tabax ay valeur xeex lépp loo xamante ne contre valeur la waaye xirtal suñuy moroom ak suñuy rakk ak suñuy jarbaat ak suñu rakk yu jigéen yi ak suñ mag yu jigéen yi mooy soxna yi ñu xirtal leen ci wàllu xam-xam ndax xam-xam moom mooy tabax réew waaye mooy tabax diina ñu gëm ne ñun dañoo war a tabax ki ñu tuddee alfardul muslim mooy dañoo war a fexe ba képp koo xam ne doomu jullit nga ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tabaxee Abu Bakr tabaxee ko Omar tabaxee ko Osman tabaxee ko Ali ñuy tabax suñuy doomu réew ci tabax bu mel noonu wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana yonent bi ba muy tabax ndaw boo xam ne góor la ku mel ni Ali dafa tabax ci wetam ndaw boo xam ne jigéen la ku mel ni Fatima boo tabaxee ñaar ñu mel noonu boo leen boolee da ngay mën a am li ñu tuddee albaytul muslim muy foyer musulman ñun xam na ne réew mi boo fi demee ci tribunal yi tey problème mu sëy bari na ay problème bon war nañu xoolaat kër gi war nañu tabaxaat kër gi ndax xale boo xam ne dafay tekki mën a aar diina mën a aar réewam yaakaar naa il faut mu yaroo ci suuf ay waajur yoo xam ne ñu gëm seeni principe lañu waaye bu ñu tabaxee kër yi il faut ñu dugg ci société bi ndax nit du dund ci biir kër kese il faut ñu génn ci mbedd mi bon kër ga bu baaxee société bi daa war a baax te nag ni ñuy gouverner ñun ñépp tey ci société bi lañ jóge bon loolu suñuy principe la kazaak dañoo gëm ne àdduna dara du ko baaxal lu dul dialogue waxtaan tolérance ku nekk nangul keneen gis-gisam ak i xalaatam bu fekkente ne jéggiwul ay àquy jàmbur ñu mën a dund ci jàmm loolu dañ ko gëm dañoo gëm ne suñu réew kenn du jóge ci biti defaral ñu ko ñun doomu réew mi ñun ñooy defar suñu réew dama ne oto boo xam ne sa yaay def ci nekk sa papa nekk ci nga nekk ci sa rakk nekk ci booy dawal oto boobu doo bëgg lu ko kopp ci suuf te loolu mooy suñu réew
loolu moo tax ñun jamiyatu ar-rihab li tanmiyat al-bashariya ñun ñépp la ñu boole sunu biir mouvement islamique bi kër diine yi xalaatkat yi droit de l'homme yi politiciens yi ñépp dañoo gis ne ku nekk dangaa nekk ci benn waar di ko béy te fa ngay béykat di lu jar a béy la ci tool bi la bokk te bu baaxee ñun ñépp ñu jëriñoo ko loolu rek mooy sunu objectif comme temps bi bariwut damay dellu siwaat di jéggalu parce que ku lim juum waaye yaakaar naa balaa ñuy tëj dinañ liir ñi nga xam ne teew nañ fi ak kër yi ñu teewal bëggoon lii buñ ko mënoon mu nekk journée boo xam ne ku nekk dangay wax la nga denc parce que xam nañ ne li gënul moo ëpp li génn te lépp njëriñ la te occasion bu mel nii yombut fi ñu bëgg a jeexale incha allah dañoo am sunu xarit koo xam ne dañoo bokkoon ak moom tool bi ñu ànd di liggéey mën na nekk lu ñëpp xam wala ñëpp bañ koo xam yàlla def mu jóge sunu biir yàlla jël ko mais ñu bëgg a feddaleeg moom kóllëre ak mu assasa ba mu doon liggéey ñu woon ko ne fàttewuñu suñu mbokk moom muy Abou Bakrin Mbodj jiite woon RADDHO am na lu bari loo xamante liggéey nañ ko moom ci loo xam ne défendre cause islam la fii ci biir réew mi ba bitim réew kazalik am nañu sunu mag sunu xarit koo xam ne xëy na sax bu ñu ne wala ñu bari yëgu ne kii mu ngi liggéey ci l'islam parce que du arabisant waaye ak ci am ay taxawaay yu rafet te ñu seede ko dund kook moom muy maître Amadou Ali Kane bëgg nañ ko gërëm sant ko jox ko benn cadeau ku mel ni sunu professeur ñu yàgg ko di gis di ko suivre doy loo xam-xam te rafetlu ko muy sunu mbokk professeur Djibi Diakhaté man dama jàpp ne modèle la dama fekkee benn conférence benn jour mu ne Sénégal mag yi dañ doon jàngale nan la ñu war a bokkee mu di ko expliquer ci benn bool bu ñu teg ndawal nekk ci digg bi mag toog xale toog ñépp toog muy expliquer lu tax mag yi nanguñu woon ndaw di jël loxoom di jëme ci ndab bi di dem ci ndawal bi muy wone relation bi loolu am ak état def naa li muy wax mu ngi koy fàttaliku bu baax mu nekk leçon bu ma convaincre yàlla ko yàlla saxal moom tamit incha allah dañ ko jox cadeau wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wala rasulillah mbokk yi ñu ngi jaajëfal képp ku fi teew comme ni ko mbokk si ni waxee di am mbégte loolu nag ci seen teewaay ba tax na balaa ñuy tàggatoo incha allah ñaan yàlla mu may ñu fekkiwaat déwén dinañu tudd ñenn ci ay tur ñoo xam ni dëgg yàlla seen teewaay neex na trop ci jamaa bi nga xam ne moom ñu nekk muy Al-Rihab di si jiital ki nga xam ne moo jógee Al Azhar di Moussa Ndiaye ak sama mbokk mi ndeysaan di journaliste Assane Samb jógee ba Ndiakhate Diagne nekk Rewmi Quotidien di sa teg ki nga xam ne moom mooy Sidi Yahya Kunta di suñu tutelle jógee ministère de l'éducation ak mbokk mi di Mouhamed Niass jógee Parcelles Assainies di nuyu aussi di sant aussi waa Yoff ku ci mel ni Mbaye Kane ak Momar Diop bu APEXI 2 di nuyu ki nga xam ni mooy Amir Ibrahima Ndiaye di rafetlu ci teewaayam ak mbokk yi ñu jógee Nord Foire ku ci mel ni Ababacar Géej Mbay di nuyu mbokk mi di sant Ahmed Loum Samb mbokk mi jógee MRDS monsieur l'ambassadeur de la Palestine bi nga xam ni dafa am lu ko gànt moo tax mu delluwaat ñu ngi koy remercier bu baax a baax di remercier maître Pape Sène comité des droits de l'homme
imam Karim Ndiaye mi nga xam ne moom moo fi teewal Cheikh Ahmed Badawi Mbacké bu Touba ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di rafetlu teewaayam di nuyu ki nga xam ni sant ki nga xam ne mooy Moustapha Signane di syndicaliste ci wàllu arab ñu xam ne ko bu baax a baax ci lutte bu muy def ci wàllu arab ak Moustapha Sow bu IEF Thiaroye Maguette si ànd ak Maguette Signat ñëw jóg IEF Thiaroye Makhtar Gueye bu Jiir ñu ngi koy sant di ko gërëm Ibrahima Ba bu Wami Oumar Ba affaires étrangères Mohamed Habib Faye Babou Salam Daouda Chérif Aïdara ONG Africa Abdou Karim Gueye bu nitu dëgg ak Diadji Dramé nekk secrétaire général à Falakh Jim Ousmane Dramé jóge IFAN Moussa Sow bu CAPEP di sant aussi ki nga xam ne mooy Djibi Sène teewal fi ki nga xam ne mooy Ablaye bu commune de Mbao Serigne Mansour Tall imam ci mosquée jamiatu Majib Majib bu Parcelles ak Momar Kane di directeur cabinet maire Jaxaay nekk ñàkkurab di sant aussi ki nga xam ne mooy soxna Maimouna Fall jógee Daara Aïcha ànd ak soxna Awa Diop ak soxna Fama ñu ngi leen di sant di leen gërëm yooyu ñëpp seen teewaay di beral aussi cant ba du yàlla ki nga xam ne moom mooy madame Seynabou Diom di mairesse bu Diofior teewoon na fi daaw teewaat fi ren ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci teewaayam comme ni ko mbokk seen waxee képp koo xam ni xëy na tëb nañu bi wala ñu fàtte la ñu ngi koy jégalu suñuy borom di ko jégalu di wax ni képp ku fi teew di yàlla sa teewaay ñax na trop suñu xol kontaan nañ ci yàlla na yàlla may ñu fekk waat ay déwén yu bare bari lislaam a ngi jooy jug leen daalal ko